yéene kaay yeeg Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf Petite Côte grand banditisme Le Quotidien nee nañu ci foofee fi la Mbuur toll guddi ñu toll ubbil yéene kaay bi Solas Industrie dib usine buy defari batterie ca Sandiara ay indien moom ko fa la ay wëyu joox démb ak seeni ngànnaay mat nañu ñaar fukki nit ak lu teg ay boori 3 heures jàpp 4 heures du matin ci lañ fa yegsi fitnal travailleurs yi ñu fa fekk gaañ ci indien ya moom usine ba bi ko gendarme yi yégee ci lañ fa wàcc defub descente di fetalante ak wëyu ya baray ci ñoom kenn L'Observateur nañu ci liggéeykat yewoon ci usine ba am na ñeent ci ñoom yu ca jëlee ay gaañu-gaañu yu mit Libération dolli ñu ci ne kilik gi def loolee ñoo demoon songi sinwaaye keroog ca société bii di CRBC ca Sindia même gang bit ñoo demoon ca kër maire bu Jaxaay même gang bit ñoo def cambriolage bi amoon ca ñàgg ak ca Sali bu weesoo ki gendarme yi fàcc ñoom ca Sandiara démb yéenekaay bi nee nañu am na yeneen juróom-ñeent ci ñoom ñoo xam ne teg nañu leen loxo Tribune ak Vox Populi dellu si ci xibaar bi mu di ay wëyu yu demoon attaqué ji usine batterie bii di Solas Industrie ca Sandiara ba fa doon jàppanteeg gendarme yi ba am kenn ci ñoom ci bandi ku ca ñàkk bakkanam nafsuk bakkan di jàmmul li ko xañ borom kër yu bari ci réew mi di location bu seer bi Sud Quotidien nee nañu état bi nangu na ne la ko ca waroon dëgg mataliwu ko nangu na ak la jëm ministère bi ñu dénk wàllu commerce moo woote woon démb am daje ngir doon ci waxtaane nees di def ba jëfee ci réew mi loi bi jëm ci wàññi njëgulu yaas bi fa la ministère du commerce ak acteurs yi seq wàll wi jibalee xalaatub taxawal ab observatoire buy saytu mbiri location bi ci réew mi ak ni mu war a tëddee léegi ko nañu ay proposition yu am solo génn na ci réunion ba ngir wàññi njëgu location bi ci Sénégal benn moo di caution bi ñuy laaj ñiy luye bu mu weesootu ñaari weer commission bi ñuy jox agence yi courtier yi kiy luye ak ki moom këram di ko luye nañu bokkandoo fay ko buñ ci jógee agence immobilière yi ci réew mi ñu réglementé leen teg yépp ci yoon wooweet journal L'As wàcc ko mu di luyaas bi ak ni mu mel ci réew mi ni ko journal bi tuddee moo di secteur boo xam ne lu neex waay def sars yi tar na li texte yi santaane ci wàllu location jëfewuñu ko Momar Ndaw njiital Ascosen ni ñu ci biir yéenekaay bi mbir mi du neex a régler ndax depuis 2014 ministère des finances moo yore mbirum location te kenn mësu koo dégg mu wax ci li tax mu ne mooy mënee suta toog ci der ba noppi di jëw yàpp bailleur yu bari yi moom kër yi di ko luye ñoo nga biir ministère des finances ministre de l'intérieur Antoine Félix Diome mi ngi daanaka ci mboolem yéenekaay yu xëyandool Source A Vox Populi Sud Quotidien ba ci journal L'Info Vox Populi nañu ministre intérieur Antoine Félix Diome démb ba ñuy inauguré police bu yees bi ñu samp ci unité 15 bu Parcelles Assainies fa la doon waxaleek mbaax gouverneur yeeg préfet yeeg sous-préfet yi ci réew mi ci jamono ji nga xam ne politiciens yu bari yu bokk ci nguur gi ñoo ngi ŋaañi doxalinu administration territoriale ci seen liste ñu rejeté ba di leen tuumaal ne nguur gi la ñu fi nekkal seen kilifa di ministre intérieur nee na leen démb seen ginnaaw bandang li leen war yéen a nga ca di ko defee ni mu waree journal L'Info nañu Diome dojji na préfet yeeg sous-préfet yi préfet yi ñuy ŋaaññi ak a xarab ci réew mi am na ñenn ci ñoom ñu xëy yëkkati kàddu ci L'Observateur ubbil yéenekaay bi Moustapha Ndiaye préfet bu Pikine nee na dàqu ñu dem cassation ngir leeral xelu askan yi ba ñu xam ne li ñu ñuy tuumal dara ci amul préfet bu Wélingara di Sayid Diané moom bala mu ci mën a sori dafay bàyyi ba xam li cour d'appel bu Ziguinchor di wax ci recours yi ñu ko jox L'Observateur jóge ca jox kàddu gi Ahmed Tidiane Diaw mooy préfet bu département bu Kaolack nee na liste yu ñu invalidé bu ñu ko validé waatee cassation dana ci amu yoon mën a tekki justice ministre de la justice di maître Malick Sall mi ne woon candidat la ca mairie bu Ogo te ginnaaw bi mu génnaat ci tribune xëy na di ñu leeralal li mu jàpp ne moo ko waral benn moo di ba Sénégal santé Senghor ba ne mu santé tey jii Sall li ko tàmbalee ca Gabriel Arbousier ba ci maître Sidiki Kaba mësee su fay dégg ab ministre de la justice buy sëmbaxloo ci élection locale ñaareel ba mooy bu ñu demoon tey jii ba mbir mi toll foo xam ne yoon da caa war a àddu moom mi yore justice su réew mi nu muy waxee ci boppam réew mi ci boppam warees naa laaj fan la jëm yëral xët mu njëkku réew mi quotidien lu garaaw fa nekk benn xale bu jigéen bu ñu naan Aïda Khoudia Sall am fukkeet ak juróom-ñeent dib élève classe seconde moom la aw faram ëmbal ba pare bañ ko mu wasin doom ji jigéen dem ca toilette ya rey doom ja ëmb ko teg ko ca sareetu mbalit ba xibaar yi dañu koy tàmbaleek fitna gëf yi woon di émeute mars yi woon ak it ñi ci lorule juróom fukki dossier nag yegge nañ ko agence judiciaire de l'État ñoom ñooñee ñu yàqoon seeni alal toj ak rajaxeek taal bokk na ca maître Alaaji Diouf mi ñu daloon ci këram moom maître Diouf la mu bëgg mooy ñu ràññee ñu def ji ju bon joojee ca jaarle leen ci kanamu yoon di tribunal la Ibrahima Badiane président la bu association béykat yi bassin arachidier moom dafa gis ne daal campagne bi ñu dëgmal jëm ci wàllum gerte gi ku may wul ndetteelu dina ci am li ko waral di daa am ay baykati gerte yu tàmbalee xaat wanteer seen gerte ca joxoñ na ca Sonacos mi nangoo jënd lu ni mel ca lii di campagne bi tàmbaleegul wàllu xibaar bokk na ci Matam jàngalekat yi nga xamante ni ñoo taxaw ànd ak kenn ci seen morom yu ñu affecté ñu ne ndax politique gu muy def foofee bokk Yewwi Askan Wi ñu jàpp ne du lu jaadu du dëgg waral depuis démb la ñu daal di décréter ñaari fan yi grève ci technique bi Abdoulaye Diop. dañuy tàmbalee wàllu wér-gu-yaram ak lu ñeel xeex beeg jàngoroy coronavirus bu fekkee ni agence américaine bi yëngu ci wàllu garab médicament nangul na ko kër gi di Pfizer lii di garab gi nga xamante ni fent na ko ngir xeex ak coronavirus gi dina ko mun a daal di développé naka noonu it njaay mi ca bu boobaa it ci xibaar Afrique daañu ci mun a jot Amadou Sabax Ba.
Pfizer di yëngu ci wàllum pharmacie maanaam defar garab def na xaatim bu am solo gannaaw ba mu déposé benn demande fële ca agence américaine des médicaments ngir mën a jëfandikoo li nga xam ne mooy pilule bi di anti covid di xeex jàngoro bi di coronavirus muy loo xam ne ñi ngi koy xaar ndax jàpp nañ ne ay njeexitalam dina am solo lool ci xeex jàngoro bi di coronavirus dawatina sax bu ñuy laam-laamee ne dal na la ci benn communiqué bu ñu génne ki nga xam ne mooy responsable bi yor wàllum élaboration politique nee na bu fekkee ne résultat yi ñuy njort ne loolu la li nga xam ne bi la garab dina mën a faj jàngoro bi di coronavirus ci diir gu gàtt maanaam ci ay fan kot boobu la xibaar nag ñu siiwal ko démb ci talaata ji boole nañ ci ñi nga xam ne ñooy réew yu yamambaay yi ak réew yi nga xam ne amuñu doole rawatina ñi nekk ci Afrique subsaharienne ngir rek ñu mën a am li nga xam ne mooy garab bi ci ay at yi di ñëw loole yépp tukkee ci communiqué bi nga xam ne waa Pfizer ñoo ko génne Pfizer ci xaatim bi mel ne kuy dox ci tànk ki nga xam ne mooy concurrence Merck moom nga xam ne tamit def na lu ni mel ci lu yàggul dara waaye Médecins sans frontières moom li ko jaaxal léegi mooy lii nga xam ne mooy njëkk li rawatina réew yi nga xam ne amuñu doole loolu ba tax na ñuy ñaawlu ne lii daal dañ cee bëgg a sepp yenn réew yi nga xam ne dañ leen a xam ci lii ñu naan fabrication de générique ku ci mel ne Argentine Brésil wala Chine waaye tamit kii di Malaisie ak Thaïlande. jërëjëf Amadou Sabar Ba ndorteelu kon yaakaar ci ba tey xeex beeg jàngoro coronavirus ginnaaw pent gi ñeeli ñàkk léegi pent geneen jëm ci wàllu doomi garab yoo xamante ni dañ koy mun di wan bile yoon bu fekkee ni Pfizer ni ñu ko waxee agence américaine du médicament nangul na ko lu ni mel génne géeg njaay mi RFM juróom-ñetti waxtu tegal ñeenti minutes. RFM rajo askan wi. wàllu yoon atteb soxna si di Aïda Mbacké tey ci àllarba ji la ñuy xaar dogal bu mujj bu tribunal chambre criminelle tribunal grande instance ab Ndakaaru ñu fàttali ni moom soxna si la ñu ko yoon toppee mooy taal jëkkëram ay jamono soxna si daal di kon lakkoon borom këram Khadim Ndiaye ci appartement yi ñu dëkkee woon ci Mariste événement yi fi woon ci weeru mars ak fitna gi mu àndaloon nag ñi ci yàqule ñëpp ci xibaar état judiciaire agence judiciaire de l'état ngeen baal ma juróom fukki dossier mu ngi ci taabalam bokk na ci ñooñee yàqule maître Aladji Diouf avocat bi moom nag la mu gis mooy ci it gën ko yitteel mooy ñu ràññee ñi defoon jëfi wuy yooyee ca daal di leen jaarale ci kanamu yoon Serigne Saliou Seck. événement yi xewoon ci réewum Sénégal weeru mars defoon na fi loraange yu bëri agence judiciaire de l'état di xamle ne dina am ñu nu dàmp waayeet dogal bi ci wàllu politique lay doon maître Moussa Bokar Thiam. donc mun naa ne kaa moom mooy première victime événement du mois de mars yi passé voilà bu loolu weesoo amul benn texte tey jii buy wax ne effectivement dans événement yi mel ni bu amee état du Sénégal moo war a rembourser wala moo war a fay état bi peut-être du seetaan aussi ñenn ñi la décision qui sera prise forcément sera une décision purement politique difficile ñi nga xam ne seen liggéey yàqu na ci seen entreprise yàqu na ci seen boutique wala seen activité taxaw na depuis lors donc ñooñu je pense que effectivement autorités yi di jëm a xool naka lañ mën a def effectivement ba jàppale leen pour jëm leen soulager tuuti. mu bokk ci ñi ci lorule woon maître El Hadji Diouf jàpp ne nguur gi da leen a war a dàmp waaye te teg loxo ñi defoon mbir yu ni mel. taal kër El Hadji Diouf taal Auchan taal station Total yi intérêt français fu mu nekk ñooñu tëb ciblé ay nit ciblé ay entreprise ciblé avocat bi nga xam ne mooy avocat yore dossier Adji Sarr mi wala Diallo Sonko ma ni na yoon dal seen kaw bu baax bu boobaa it nañ tàmp nit ñi tàmpaay bu normal bu leen yoon tëjee ba pare amaan leen daal def réparation préjudice bi ñu teg Auchan Total El Hadji Diouf ak yeneen victime yu lor voilà yoo xam ne dañu leen yàqal. agence judiciaire de l'état bi jeexal di xamle ne li gën moo di moytu coow yu mel nii waaye te fexe ba jàmm di law ci mim réew. jërëjëf Serigne Saliou ñu dem ba Touba Mbacké ak opération jëm ci wàllu yokk kaarange askan wi gu fa takk der yi jógtee ca diwaan gu tedd gi opération sécurisation boobu nag teg nañ ci loxo ay tout tànk di ndaw ñoo xamante ni daanaka nekk gun sax ay waxambaane waaye te ay borom yi saret yoo xamante ni dañoo daal di teg seen saret ci wet ga yeewi fas wa li ko waral di ñàkk wàccu ak yoon ak ñu nu fekkee ki ngànnaay di arme blanche yu mel ni paaka ak jaase ak yeneen leeral li Pape Balla Gueye. lu xaw a jege téeméer ci ay dawalkatu saret ñoom nag la ñu daal di teg loxo te ñii di brigade spéciale bu Touba daal di def lu ni mel gannaaw ay opération gu ñu déggoo ànd ceeg ñii di waa daayira Xudaamul Xadi fay Alaaji Assane dañu koy dal di door rek wàllu football dellu ci jongante yu mujj yi nga xam te ñu ko doon amal niki démb ñeel lii di qualification coupe du monde Qatar 2022 ci zone Afrique ñeent ñu desoon nag
nag daal dinañ leen xam moo di Cameroun mi nga xamante ni démb ca dëkkam ca Douala dafa mujj am ndam ci digganteem ak ñii di waa Côte d'Ivoire benn bal ci dara bit boobu nag ko dugal moo di Carlo Toko Ekambi di évoluer ca Lyon ñoom nag gannaaw ba ñu amee ndam googule dañoo daal di foqati place bu njëkk bi ci éléphant yu Côte d'Ivoire. Tunisie moom itam daal na qualifié gannaaw ba mu amee ndam ci digganteem ak Zambie niki démb ca dëkkam ñetti bal ci benn ñoom nag dañoo daal di kon bokk maanaam di perti mbir yi wala bokk foqati mbir yi ci ñi nga xam ne ñoo di waa Guinée équatoriale ñoom mi nga xamante ni sax ñoom démb ña nga doon amal jongante ca Nouakchott seen diggante ak ñi di waa Mauritanie ku ci nekk nag jot naa dugal moromam benn but. Algérie moom itam génn na ci donte dafa match nul ci Blida ci dëkkam diggam ak ñi di waa Burkina Faso un but partout. Riyad Mahrez ak Feghouli ñoom ñoo jot a dugal butu Algérie butu Burkina Faso nag ka ko dugal di butu égalisation bi moo di Issoufou Dayo di seen capitaine 83e minute de jeu sur penalty. Algérie donte nag dafa mujj match nul waaye place bu njëkk bi moom moo ko daal di jël moom itam validé tikkem ci wàllu barrage yi les Nigéria moom itam daal na qualifié ci barrage yi ñoom démb dañoo daal di match nul seen dëkk seen digg ak ñi di waa Cap-Vert un but partout seen but nag ko dugal moo di Osimhen dès la première minute de jeu. jàppale ni nag li nga xamante ni moo di barrage yi danañu ko daal di kon bokk amal ci weeru mars waaye laata loolu danañu daal di amal lii di tirage au sort bi ci play-off yi le 18 décembre ci chapeau 1 bi nag Sénégal foofu la daal di ne moom nag ànd seek ñi di waa Tunisie Algérie Maroc ak Nigéria loolu la muy firndeel moo di Sénégal équipe yooyu la ma jot a lim du tas ak ñoom beneen poule ba nag wala boog beneen po ba ña fa nekk moo di Égypte Cameroun Ghana Mali ak RDC juróomi ci équipe yooyu la faw rek Sénégal am kenn ku mu ci tasel ñu daal di kon bokk wax ci Sadio Mané moom daal dina reprendre lii di entraînement ci Liverpool donte jogante bu mujj bu Sénégal doon amal fii nii dimanche gi seen digg ak Congo ci wàllu qualification coupe du monde moom jotu ko teewee ndax gaañu bu ko tëraloon moom nag démb daal dina amal séance d'entraînement bu njëkk ànd seek waa Liverpool ba njort nañu ni sax moom Sadio Mané niki weekend bi dina daal di sóobu si jogante gu nar a dox seen digg ak Arsenal ñeel lii di Premier League du championnat bu Angleterre ñu daal di waxtaanee jogante qualification ci zone Europe démb Pays-Bas moom jot naa qualifié ci coupe du monde gannaaw ba mu amee ndam ci diggante mag ñi di waa Norvège 2-0 France moom qualifié woon na ba pare démb nag dañoo dem yeggali mbir yi ca Finlande 2-0 la leen France daal di dóor Benzema ak Mbappé ñoom ñoo jot a dugal butu équipe bi nga xam te moo di France Pays de Galles ak Belgique 1-1 Belgique moom jotoon na qualifié ba pare Monténégro moom Turquie da ko fekk ci dëkkam daal di ko daan ñaari bal ci benn ca zone Amérique du Sud biig nag ñu ngi doon amal geneen jongante gu am solo ci diggante Argentine ak ñii di waa Brésil ñu ngi ko doon amal ci Buenos Aires di capitale bu Argentine ndam demul ndam dikul kenn dugalul moromam dara kii di Lionel Messi jot naa football googu la jongante Neymar moom bokk ci ndax gaañu bi ko tëral waaye ñi nga xam te ne ñu di waa Argentine ñoom dañuy gunge Brésil ca coupe du monde googu la ca Qatar ndax jot nañoo qualifié ñoom ñaar ñëpp bu loolu weesoo ñu daal dellu suñu réew waxtaane wàllum mouvement nawetaan ñoom nag fas yéene dugal seen loxo ci opération set setal yi nga xamante ni daal dañ ci daal di jublu ngir gën a mën a ñoŋal maanaam daal setal réew mi lu tollook ak 200 jeunes nag ñoom dañuy bawoo ci mouvement nawetaan ngir daal di ñëw jàppale waa UCG ci liggéey bi nga xamante ni ñu ko doon amal lii di démb sax jot nañoo signé ab convention diggante ministère de l'urbanisme du logement et de l'hygiène publique ak ñii di waa ONCAV di kuréel bi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk nawetaan fii nii ci Sénégal ci teewaayu Asbarakan fexe ba boole ndaw ñi ci xeex bi fexe ba am environnement bu sell bu mucc ayib nekk na lu am solo Amadou Kane di président de l'ONCAV. tey jii lu ñu fi def lu am solo la lu tax ma naan lu am solo parce que déjà convention bi ñu signé nii dafay dem dans le cadre pour améliorer suñu environnement setal suñu environnement mais au-delà de cela aussi ñu créer emploi xale yooyu ñu wax noonu ku nekk si ñoom 90 000 la yam tey jii nii ku am moins de 40 ans liggéeyoo defee dara soo amee 90 000 francs plutôt loolu defe naa ne da nga mën a jàpp sa yaay jàppale sa bopp nga defal sa environnement. ministre Abdoulaye Sow di rafetlu collaboration bi waaye tamit di am yaakaar ci ni ndaw ñi danañ ko jàppale ba mu mën a wéyal liggéeyam. bu fekkee jàppale nañ ma ni ngeen ma war a jàppale te mu nekk dëgg ci yéen wóor na ma ni Sénégal dans quelques mois danañ wax zéro déchet parce que y a pas au Sénégal benn dëkk bu amul ASC bu engagé su ngeen ma mayee 3 personnes rek par ASC j'aurais mobilisé sur la question donc ma jàpp ni am naa yaakaar ci yéen mën naa wéeru ci yéen ba liñ ma dénk ma mën ko doxal. ngir sàmm environnement bi ab jongante fas nañ koy amal ci diggante ASC yi ngir xool ban ASC moo gën a sàmm environnement.
voilà kon bokk kooku moo di As Barakan Alaaji Assane fi lañ koy daal yamale xibaaru tàggat yaram bi. jërëjëf Cheikh Tidiane am na solo sàmm ak seetal environnement bi. mbalit mi xam naa bu ñu ko doon jënd. da ko indi mbalit kilo ñu jox la nangam. léegi fekkee nañ jawee ni mbalit dootul des seen kër. kenn dootu ko waxati. xalaat la woon ay jamono yu El Hadji Daouda Faye may fàttaliku ni ma sama invité Baba mu wax lu di mel. jënd mbalit bi xam naa xalaat la woon nag. ma nga noonu. waaye mbalit mi fi mu toll jamono yi moom UCG du ko jënd. yàlla baax na. jërëjëf say Cheikh El Hadj. ak RFM kumpa jeex na. ñu ànd ak Hadj Ndate Diop ci chronique culture bi. dal leen ak jàmm ju sax dàkk ca Casamance ay way bindkat di ci dugal seeni yoxo ñaari bindkat génne ab téere bu yees ñu duppee ko Casamance les leviers de la paix ci téere boobu ñu cay woo ñaari wàll yépp ngir ñu seq waxtaan. Abdoulaye Diallo. ngir indi seeni astut ci wàllu utum jàmm fii ci Casamance ñaari écrivain ñoo bind ab téere bi ñu duppee Casamance les leviers de la paix muy docteur Thierno Boubacar Bari di administrateur de l'ENO UVS bu Kolda fekk baax ca Médina Yoro Foulah ak Matar Fall di agent administratif ca université Gaston Berger bu Saint-Louis juddoo ca Saint-Louis te dëkk fa. nanu xool lii lan moo ko indi nu xool ban solution la ñuy proposer pour jàmm dellusiwaat ci Casamance parce que Sénégal moom waxuma sax Sénégal mais Casamance bu kenn xalaat développer Sénégal te Casamance jàmm amu fa. donc il faut que ñun ñëpp nu mobiliser wu xamaa ci wutum jàmm ci Casamance dañu ko nar a def mbiru Sénégal. nu bañ ko def mbiru benn partie du Sénégal rek. mu am ñi ko jotalir te ñuy rotal ay kaddu ci wàllu téere boobu. On se rend compte que dans cet ouvrage, les deux auteurs avertissent déjà le lecteur pour lui dire qu'il n'y a pas de recette miracle ou de solution miracle pour la paix en Casamance. C'est plutôt une esquisse de proposition utile au processus de dialogue prophétique à la cohésion sociale. lu mu ciy wax maanaam day génnee de telle sorte que ñun Ziguinchor waay ñun sénégalais yi xale yi bépp ndaw bi nga xam ne juddu nga ci année 1980 ci gannaaw année 1980 maanaam 1990 98 livre bi da lay permettre nga xam lan moo xewoon sa biir dëkk lan moo xewoon biir Sénégal et plus particulièrement lan moo xewoon biir Casamance. waa édition Aminata Sow Fall yu Idrissa Sow Gorkodjo ñoo daal di toppatoo wàllu defar téere bile dem si yàlla Golbert Diagne moo bind page bu njëkk ca bile téere mbokk ak i am di jàmm ñaari écrivain yi jóge nañu ba Saint-Louis ba Médina Yoro Foulah ak fu ne ci réew mi ngir ñëw teewe fii ci capitalu Fuladu xew-xew bi ñu jagleel seeni téere bii. ñoŋal ak gën a lawal suñu kàllaama yi nga xam ni moom la ñuy làkk ci réew mi ci wàllu woowu moom moo tax association bi duppee boppam fonk suñuy làmmiñ ak waa Goethe Institut di amal ci àllarba ji ab ndajem weccoo xalaat jëm ci wàllu kàllaama yi ñuy làkk ci biir réew mi